ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yittewoo mën ngeen ñu jot ci 77 298 65 79 wala boog ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. point de la rédaction mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan ci topp gi nga xamante ni yéen a ngi koy topp suñu programme fii ci Sunugal 24 donc comme ni ñu koy defee saa su nekk dañuy ñëw ci émission yi ñuy def muy le point de la rédaction jukki ci yenn ci actualité yi nga xamante ni mi ngi xew fii ci Sénégal ñu waxtaanee ko Moustapha Mbaye laa ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax a baax Moustapha Mbaye. maa ngi lay fay Mahfous di nuyu képp koo xamante ne nag taamu nga duñu suivre fii ci Sunugal 24 ñu fiy waxtaanee actualité bi. ayca Moustapha tey dañuy dem ba fële ca Touba Mbacké ginnaaw coowal xale yu jigéen yooyu nga xamante ni vendredi bi passé muy ajjuma lañ leen déclaré woon ci li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux yi ak rajo yi ak télévision yi ne dañu réer muy juróomi xale yoo xam ne si nii daanaka ki ci mag fukki at ak juróom-ñeent la am donc ñoom ñu ne waxoon ne dañ leen a enlevé ginnaaw bi ñu doon dem fële ca jumaay Touba doon siyaare ñoom ñëpp nag ñoo bokk benn kër. ñu ne dañ leen def li nga xam si ne moom mooy enlèvement dugal leen ci benn 4x4 jamono ji nag gis nañ leen ginnaaw ñaari fan yi nga xam si ñi nga leen ko doon wër gis nañ leen fële ca Fass fële ca fi nga xamante moom mooy Kër Mbay Fall foofu la ñu feeñe waaye am na yeneen yoo xam ne si ni am na ci biir Moustapha muy loo xam ne si ni lu doy waar la ndax gone yi di d'après li nga xamante moom mooy information yu tukkee foofu ci Libération muy benn quotidien bu nekk fii ci réew mi ñoom nee nañ xale yi fële ci Lac Rose dañu nekkoon doon amal li nga xamante moom mooy piscine party ñu àndal ak kenn ci ñi nga xamante ni moom mooy xale yu jigéen yooyu dafa am jëkkër sax am far woowee sax moom moo jël oto ak li nga xamante moom mooy 4x4 bi dem ba foofu ci Touba daal leen di jël ñoom juróom ñëpp daal leen di indi fii ci Dakar ñu amal li nga xamante moom mooy fête maanaam week-end bi lañ doon passé fii ci Lac Rose ba li nga xamante ni moom mooy liggéey bu am solo gendarmerie def ko ci ba génne leen ñoom nag bi ñuy feeñ kenn par ñaar ak ñett lañu feeñ ñaar ñi ñoo njëkk a feeñ waaye ñu nga feeñ ci fële fi nga xamante moom mooy Kër Mbay Fall comme ni ma ko waxee ñaar ñi ñoo njëkk a feeñ ñett ñi tamit feeñ maanaam par groupe lañ dañuy wàcce ñi fii ñu doxaat lu sori wàcce waat fa ñett ñi donc ñoom noonu la ñu feeñee doon nañ leen jéem a joindre téléphone seen waa kër yi doon nañ leen jot waaye li ñu doon wax rek mooy que dañ doon décrocher téléphone bi léeg-léeg ñu wax léeg-léeg du ñu wax mu nekk mbir moo xam ne si nii daanaka doy na waar bi seen waajur yi nekk ci ay jafe-jafe jaaxle ñoom ñu nekk foofu ca Lac Rose di bégee maanaam ni ñu koy waxee xale yi di ñu koy waxee nekk di def piscine party kenn ke sax am na si jëkkër moom moo am jëkkër am far moom même moo wax ak moo teg li nga xamante ni moom mooy plan bi ak faram ànd ci ak ñi nga xamante ni mooy ñeent ñi ci des ñaar ñi sax ay mineur lañ ko ci kenn ki mi ngi am d'après information yi ni jot fukki at ak ñaar jàpp fukki at ak ñett ki ci des mi ngi am fukki at ak ñeent donc loolu tey ci la ñu bëgg waxtaane muy enlèvement yi nga xamante ni dañ koy wax enlèvement présumé yi nga xamante ni dañ koy wax ci réew mi mu bëri nag tey ñu am ci bii nga xamante ni ñu ngi ko jëlee foofu ci Touba jur na coow lu bëri nag ginnaaw seet gi nga xamante nañ ko seet partout pratiquement les réseaux sociaux que mu nekk Facebook que mu nekk beneen réseau social ñi ngi ci doon wax di leen laajte mais liñ ci mujjee am mooy que ni feeñ nañu fa ñu feeñee nag mooy foofu ca Kër Mbay Fall dañu demoon na fële ca Lac Rose doon def li nga xamante ni moom mooy piscine party Moustapha tey jii loolu lañ bëgg waxtaanee. waaye enquête bi mi ngi wëy information yi ñu am ba léegi enquête yi ñu ngi wër parce que dafa amoon ay mineurs donc il faut tamit ñu xool mineurs yi ba xam li nga xamante ni moom mooy détournement amu ci donc donc li nga xamante ni moom mooy gendarmerie ñi ngi poursuivre li nga xamante ni moom mooy enquête bi Moustapha loolu la ñuy waxtaanee tey mu mel ne que ni dafa mel ni dañu nekk ci film bu ñu demee ay xale yoo xam ne si ni ki ci mag 19 ans la am fitu jóge Touba ba Dakar dugal leen ci oto ñu teg seen plan créer seen histoire que ni dañ leen enlever nit ñi di leen woo ñuy wax loo xam ne si ni daanaka ajul ngooñ ba nga xamante li ci am na ci
alors mu mel ne que jamono bi dafa xaw a doy waar dafa jaxasoo kenn xamatul que ne parents yi aussi am nañ ak tiitaange ci seen doom yi nga xamante ni dañuy jàpp ne ay innocent lañ waaye mën nañoo tukkalam doy. c'est pas la première fois Mahfous loolu lu mel noonu di am fii parce que bu yàggul dara am na seen ndaw soo xamante ne côté Mbao la woon si je ne m'abuse pas mu ne woon dañ ko enlevé après ñu gis ne finalement bi ñu ko toppee kenn enlevé wu ko borom da doon dem marché après gisatuñ ko mi ngi feeñee ci biir dëkk bi ñu gis ko finalement mu dellu si biñ defee enquête xam nañ ne kenn enlevé wu ko moom moo préparé woon benn plan am teg ko am fu mu demoon mu doon mbir moo xam ne tamit bi mu réeree photo yi ku nekk doon na ko partagé jigéen boo xam ne ñëpp mu metti woon ñu bëri mais après bi ñu demee ba si biir xam nañ ne kii kenn jëlu ko moom moo demal boppam donc pour dire que ni benn scénario la boo xamante ne yàgg naa am fii ci réew mi xale yoo xamante ne dañuy dem benn bërëb guddee fa mu cóol ñu daal di làqatu ne dañ leen a enlevé wala dara am na fa mais toujours est-il que rek képp ko si mënti def rek man de yi ma xamagum yëpp dañuy feeñ parce que xam nga lii dëgg foo ko fekk mooy mën lu dul dëgg moo mën lu dul dëgg te gis nga xale tey jii boo suivre affaire bi tuuti boo amee logique rek yow di nga xam ne juróomi nit mënuñu leen a enlever noonu de façon très facile surtout ay jigéen ku xam jigéen ak làmmiñam ñu enlever leen fu mel nii Touba ñu ne dañ doon dem ziyaari ji ñu enlever leen te coow jibul amul kenn ku ne maa teg bët bi ñu leen di dugal ci oto bi xam nga yooyu yëpp doxoo ba gis ku ne man bi ñu leen di nguufaan di dugal ci oto bi maa gis donc benn nit sax mënul enlever juróomi nit ne loolu bokk na li nga xam ne moo njëkk a yëkkati gis-gisu enquêteurs yi ku leen yóbbu ñu ne benn nit naka nu mu demee ñun dañoo dem ba si biir oto bi génne na arme ñu ne amul arme ñu xamatuñu fu ñu nekk et puis ñoom bu ñu bëggee communiquer ak seen waa kër dañuy communiquer ak seen waa kër xam nga xale moo mel noonu xale xajul ci yenn yi et je pense que boo jàngatee affaire bi ba ci kanam tuuti di nga gis ne mbir moo xamante ne ki ci mag 19 ans la am ki ci gën a tuuti am 14 ans kon ñoom da nga xam ne ñii matuñu 19 ans à peine majeur tuuti li mu ci teg bëriwul donc 14 ans am ñaari mineurs yoo xam ne ñu ngi woon ci biir heureusement nee nañ bi ñu leen yóbboo l'hôpital ñu seet mineurs yi xam nañ ne kenn yeggul seen kaw donc ce qui veut dire que ñi la ñoo demoon bëgge ji yóbbaale leen parce que bi dame bi doon expliquer lu mu wax nee na ñi ñaar ñi maay seen yaay mais daanaka ñëpp maay seen yaay parce que si néeg bi lañ daan dajaloo di fi nekk di waxtaan ñoo doon nekk tout le temps di waxtaan yëpp ensemble ce qui veut dire que benn plan la boo xam ne yàgg nañ ko ourdir benn plan boo xam ne togg nañ ko ba mu ñor mu dem mais suñ doon ñoo xamante ne dañuy réfléchir tuuti nañ xamante ne ak suñu gendarmerie fi mu toll ak suñu police fi mu toll jamono ji mënoo simuler benn enlèvement ba génn ci loolu ñoom xam ne war nañ koo xam même bu dee benn nit sax waxuma laa nag juróomi nit yéen ñëpp ngeen war a manko ci benn discours parce que au début c'était ça ñoom ñëpp am nañ benn discours bi mais biñ leen heurtelee sonal leen si laaceeg yaayu c'est la kenn ki craqué wax affaire bi effectivement ni mu demee maintenant nag loolu lépp dafay am ay responsabilités yu muy interpellé dafay am lan moo ko waral dafay am lan moo tax mu dem parce que ki nga xam ne dafa am jabaram dafa am jëkkëram autant pour moi bàyyi ko fa dem ànd jeeg faram piscine party c'est autre chose beneen mbir la xale mineurs yi ñu yóbbaale lu tax mu taamu yóbbaale ay xale mineurs ànd ak ñoom dem loolu tamit beneen mbir la pourquoi ñu def enlèvement ak tamit niñ ko waajalee c'est-à-dire week-end dem àjjuma feeñ dimanche soir foofu rek ngay xamee ne ñii buñ doon ñoo xamante ni tamit am nañ xel bu ñaaw tuuti noonu duñ ko programmer benn week-end ba matal ko week-end rek daal dem ñëw toog en tout cas nekk na loo xam ne si ni lu doy waar la mais Moustapha war nañ mën a ñëwaat ci lu tax à chaque fois rek ñuy gis xale yu jigéen di doxale noonu lan mooy problème bi parce que Guédiawaye bu ñu jóomul yàggul am na benn xale bu jigéen également bu fa réeroon bu ne dañ ko enlevé finalement après ñu wax ne ñu faram la nekkaloon faram moo ko la nekkaloon ci benn appartement donc mu nekk loo xam ne si nii léegi dafa mel ne tendance la lan moo xew mais xam nga tey jii loolu lu koy expliquer lu bëri lay doon lu bëri mën na ko expliquer d'abord xale bi ci ban environnement la nekk buñ delluwee cas bi am Touba par exemple koo xam ne dafa am jëkkër kooku tey ji bu fekkante ni mbirum jëkkër kese lay doon bu doon ko xam ne musul xam sëy wala affaire yooyu dinañ jàpp ne dafa dem bone ji yooyu noonu mais ku am jëkkër dem ànd ci ak faram donc dafay indi ay questions yoo xam ne dañ koy poser ci ginnaaw kooku sëy bi naka la demee kan lay sëyal nan lay dundee sëyam ay questions la yoo xam ne ñun mënuñu see tontu mais su fekkee man j'aurais bien aimé tey jii mbir mi bu ñu ko lijjantee ba mu leer ñu fexe am benn lecture boo xam ne ci ginnaaw lay nekk waxuma nag ñu étaler ko ci presse bi ñëpp jot ci affaire yooyu noonu mais loolu ku ko am tey jii di nga gën a mën a comprendre scène bi lan moo waral mu jaral ko mu jël risque boobu dem ak yóbbaale xale yi xam nga tey jii ñooñu âge bi ñu am booy jàngat âge bi ñu am tey jii day ñoo xamante ne pratiquement mën nañ ne ñenn ñu bëri si ñoom seen adolescence sax la ñuy dund ba tey
ñi am 20 ans parce que ñoom seen adolescence sax day am benn avancé boo xamante ne ça dépend ci bopp nit ki. ak 19 ans daanaka mi ngi noonu. dafay doog a dugg ci àddinaam te xam nga am na yenn comportement yooyu am yoo xamante ne tey jii amaana yaa ngi koy dund ci yenn influence yi amaana yaa ngi koy dund ci yenn comportement bi amaana yaa ngi koy dund ci environnement bi xam nga ñu bëri dañoo yaakaar ne yar la maanaam yor yat la boo jàddee rek ma dóor la nga duggaat ci digg bi or yar du yar boo ko defee yar rek dafa mel ni mala nga yar la ci ëpp waxtaan la te gis nga communication ci biir kër avant d'être horizontal dafa war a vertical ba pare c'est-à-dire ci kilifa yi lay jógee di ñëw nga toog wax ak ñoom expliquer leen donc bu fekkente ne communication verticale bi mais ñun Moustapha dafa mel ni ñun suñu société ni mu demee dafa mel dañu am problème boobu parce que parents yi d'habitude duñu toog ak seen doom yi di wax di waxtaan ak ñoom ci yenn yi daanaka da ngay wàcc yaa ngi ñëw toog guuf say lex xale yi duñ la ñeme bu la bëggoon a laaj dara sax duñ la laaj yow tamit doo waxtaan ak ñoom ci àdduna problème yi am donc dafay mel ni dafay am benn barrage boo xam ne si dafay am diggante parents yi ak ñi nga xam ne si ñoom seen doom yi bu ko defee xale yi bu ñu amee occasion rek dañ ciy profité pour def li ñuy bëgg a def wala li nga xam ne si doon nañu rêver pour def ko te barrage boobu sax mooy indi problème yu bëri li nga expliqué nii barrage boobu mooy indi problème yu bëri parce que li nga xamante ne paa bi wala mère bi xam na ko mais aw ma chance wala aw ma opportunité toog échanger ak moom mu xamal ma ko ki ma dëkkal ci kër gi wala ki may gis ci école wala ki may gis ci koñ bi dina ma xamal loo xamante ne c'est de façon pervertie c'est-à-dire ni ma koy xamale du doon côté bu baax bi te pourtant loolu mooy expliquer umpul parent ak sama téléphone bi ma yor mën naa ci dugg fu ma neex mën naa laaj lu ma neex ñu tontu ma mën naa seetaan lu ma neex te puis dafa mel ni xale yi li ñuy gis ci télé yi li ñuy gis ci réseaux sociaux yi dafa mel ne loolu la ñuy bëgg di dund boo gisee ay dem ay piscine party ay dem fàq dem ànd ak sama far nekk ci benn appartement mu mel ne comme si li ñuy dund ci li ñuy gis ci télé bi ci film yi loolu la ñuy bëgg di dund mais xam nga kooku tey jii la plupart des temps ñu koy dund souvent boo seetee ay xale yu ndaw xoolal vidéo Lomotif bi ay xale yu ndaw la woon xale bu ndaw bi demoon fële nekk jeeg ak faram ñu ne woon dafa réer affaire woon xale bu ndaw la donc dañuy dafay mel ni ñoo xamante ne pour man âge boobu boo ci tolloo li ci ëpp solo mooy waxtaan ak xale bi c'est-à-dire mu am waxtaan boo xam ne doo ko def tabu am na ñoo xamante ne dañoo yaakaar ne aussi tamit damay dellu si éducation bi xale bi boo koy yar warul am benn temps d'épanouissement wala benn dund boo xam ne war na koo mën a am. buntu kër bi sax du ko génn. ba nga xamante ne xale boobu buy seetaan benn film waru mu gis benn moroom xalem di dund benn dund par exemple muy toog di seetaan wala mu gis ñoo xam ne dañ ko statut wala photo ñu nekk ci benn restaurant wala ñu nekk ci benn kii gis nga mun nga ñàkk de mun nga bañ a am mais nga fexe ba say doom dara du fëkk seen i bët loolu ñaar mooy tax nga def ko soit nga jéem ko koo dundal bu fekkente ne say moyen may na la ko. dem hôtel ànd ak say doom wala dem resto ànd ak say doom dem plage ànd ak say doom balaa boo ko yóbbul plage balaa keneen di ko yóbbu plage ànd ak say doom boo ko yóbbu resto balaa keneen di ko yóbbu ànd ak resto yàlla def na loolu lépp amoo ko seen conditions yi ngeen dundee matew ko wala mënoo leen ko dem lan moo koy remplacer waxtaan moo koy remplacer gis nga lii ngay gis kat ñii lii ak lii moo tax ñu koy def lii ak lii moo tax ñu yóbbu leen fële lii ak lii moo tax ñu am ko yow lii ak lii da nga kaa war a jomb parce que fii ak nga bàyyi ko xoolal ci kii ak kii jàppal ci kii ak kii gis nga kooku boo defee loolu ci bopp bi amaana dina toog xam nga lu muy demee day jomb waaw te bu jombee dina ruus te bu bëggee def dara sax xelam dina dem ci yow xelam dina des xam nga boo fexee ba mu ragal la problème dafay am parce que ki ragal ñun loolu la ñun suñu société wala suñu famille yi noonu lay demee dañuy fexe ba xale bi ragal leen boo bëggee génn ñu ne la toogal fii bul génn nga absenté benn 2 minutes ñu wala fan nga nekk affaire yooyu xam nga léegi xale yi suñu amee occasion 5 minutes rek mën nañ cee tas àdduna parce que dañuy xam ne loolu pour dootuñu ko am maanaam temps boobu ñu am noonu léegi dañ ciy profité bëgg cee def li ñu bëggoon def yépp ci lañ koy def donc loolu aussi mën nañ jàpp ne aussi problème la mais xam nga ki ragal bu gisul rek day jëf mais kiy jomb ak kiy rus bu gisul du jëf parce que am na lu ñu def ci moom loo xamante ni c'est psychologique ci biir bopp bi la nekk or ki ragal nag ci bët yi la nekk bu ma ko gisatul ci bët yi rek man damay def li ma bëgg def paa bi lii la ma tere nee na ma bul tux man paa bi su ma soree gisatuma paa bi sama bët rek man damay tux mais paa bi def na ci man loo xamante ne xamal na man yow de bis boo tuxee wax ma loo xamante ne xamal ma loo xamante ne mu nekk fi ak mu bañ fay nekk mu sori ma ak mu jege ma du ma tux parce que loolu paa bi si bopp bi la ko def c'est exactement la même chose ak xale yu jigéen ak léegi ni ñuy yaree ñu bëri dañuy yaakaar ne sama doom dama koy def ni marquage à la culotte déedéet fi ñu toll nii koo jox benn smartphone nga jox ko benn téléphone
10 heures 11 heures mu fàttu néegam tëdd ci nga yaakaar ne yaa ngi koy marqué à la clé moom de tëdd na jàpp na ñàmburam déedéet tëdd na waaye génn na yow say ba tëdd na ma ngay def ay appel vidéo mi ngi noonu di def lu ko neex di wax ak ku ko neex te yow nga nekk ci ne te xamoo ko muy waxal fekk ne xoola xale yi jigéen yi du ñu nelaw guddi mi ngi noonu donc xale yu yow góor yi du ñu nelaw guddi classe bi du ñu nelaw guddi yow xam nga loolu du nelaw guddi seen téléphone la ñu nekk rek kon loolu lépp yow mënoo koo contrôler comme loolu lépp mënoo koo contrôler waxtaan nga mën def ci xale beeg yooyu te gis nga soubassement boo ko ratee ci moom yor sa yet foog na yar yet la bëgg ko encadrer bëgg ko canaliser si yet bi rek non bis bu yet bi dammee dafay taxaw rëbbi feew jàkkaarloog yow ne la actuellement mënatoo maa dóor problème dafay am foofu et je pense que loolu mooy benn fondement boo xamante ne parents il faut que ñu dellu siwaat bàyyi ci xel et puis tamit comme ni ma ko waxee woon sànq rek ñu xam ne dund du ay restriction kese parce que bu nit ki boo ko defalee ay restrictions yu bëri di ko tënk dafa am yoo xamante ne élokoon mu épanouir daf koy refoulé téye ko te bu ko téewee dafay indi benn sentiment d'anxiété boo xamante ne du xale bi comme li ñu waxee du xàppi léegi kooku xàppiwul nag bés bu kalaatee mbaa mu génne def benn njobe mooy genre yi ngay gis nii mooy li ma la wax bu amee 5 minutes rek bu amee 5 minutes tas réew mi waaw non seulement du doon koo xamante ne mais lu fëkk bëtam wala lu ko séduire mooy war a gis koo xam ne day gaare benn 4x4 am si buntu kër gi wala mu am benn as otom bu xaw a normal ñëw rek xale bi commencé bopp bi commencé tourner parce que am na lu bëri loo xamante ni bëgg na koo exprimer parce que adolescente la parce que adolescent la bëgg na koo gis bëgg na koo dund ñu tënk ko nga nekk ci koñ boo xamante ne yaa ngi am envie dund yeneen ñu tënk la ko mënoo koo dund léegi loolu nag pour ñu mën cee mucc pour yàlla mën leen cee suturaal il faut que parents yi di communiquer ak ñoom ñi nga xam ne am nañu moyen ñu koy dundal seeni ay doom parce que fii loo fi defalu nit ba mu manqué ci moom nit dina ko defal te amaana façon ba koy defalee du baax ci moom boo ko mënul def nag nga fexe ba communication bi doon benn communication boo xam ne communication verticale bi mooy gën a dëgër que communication horizontale bi parce que bu horizontale parfois mën na doon loo xamante ne éducation par pair lay jur souvent éducation par pair mooy man Mahfous moo may yar parce que ñu ñaar pratiquement ñoo bokk génération moo may xamal bu ñu génnee mën a man àndal ak kii duggal ak kee te loolu muy def si man amaana sax samay waajur mën nañ def ci man lu ko gën ay ci kon bu ñu fekkee ni Touba la xewee et Touba ku ne xam ne yar bi ñuy def ci doomu adama yar bi nga xam ne si dañ ko def sax ci mag waxuma la xale ñu gis ne xale yooyu Touba lañu dëkk fa la ñuy juddoo màggee fa yaroo fa di def jëf ju mel noonu donc y a problème donc parents yi suñu toogee est-ce que seen xel dina dal ci ni ñu jàppe ni peut-être que teg nañ seen doom yi ci yoon bu baax wala yar bi leen di yar baax na fu ci mel ne Touba bu ñu demee ba ci gis loolu xel dafay tey de non xel dafay tey mais xam nga am na loo xamante ne tey jii Touba kilifa diine gi fa nekk mënul kër gu nekk mu teg fa représentant et c'est valable ci yëpp tey jii kër goo dugg am na ñu da nga gis nitu Touba nit koo xam ne si Touba la jógee yar bi ñuy def ci moom da nga xam ne kii Touba la jógee mais dafay am mais l'exception confirme la règle am na ñoo xam nga yar Serigne Cheikh dafa ne yar boo ko bëggee dëgg da nga ciy associé ak yàlla da nga ciy associé yàlla kenn mënul yar ba mu jeex te dafoo ci yàlla te lépp ñëpp xam nañ ne dëkk la boo xamante ne jàngum alxuraan bi kenn waxaalew ko mais dafa am loo xamante ne ci biir kër yi la am nañu pourquoi parfois gis ñoo xamante ne dañ naan dafa jàng ba wàccee alxuraan moom de xalaatuñu woon mu def la wala ustaas bi yegg na ci lii wala ki yegg na ustaas bi kenn mënul ne jàngul wala kenn mënul ne deful ni donc am na yoo xamante ne pour man si nit ki la ci famille bi la ci kër gi la ñi nga xamante ne ay groupe xale yu jigéen lañ di dajaloo chaque jour ci nekk di waxtaan di échanger di nas di nocc loolu ñooñu tey jii duñ nëbbante dara mais ñooñu tey jii lu ci kilifa diine mën ñi nga xam ne ñi ngi tëju seen néeg di nas di nocc di def mais ñooñu kay balaa ñoo wax dara kër ga la ñuy waxal et ce qui est regrettable mooy tey ji bu fekkente ne am na yoo xamante ne mi ngi am ci yenn diwaan yi duñ ko rafetlu dañ koy ñaawlu parce que foo xamante ne dëkku diine la foo xamante ne ñu fa nekk diine la ñuy taxawal caaxaan amu fa dañ fay tere cigarette di fa tere lépp lu ñaaw pour man yenn yi balaa ngeen koy def sax yéen ñi ay jigéen wala yéen ay góor war ngeen kaa moytu sóor ko parce que même bu dul sa image sax yow image yu dëkk bi ngay gàkkal waaye nag comme ni ñu ko waxee Touba moom image bi kenn mënu koo gàkkal parce que Serigne Touba def na fa loo xamante ne ku ko jéem sax yow yaay sonn comme ni nga ko waxee Moustapha daanaka Touba moom li fi Serigne Touba di def na ko ba pare te keneen mënu koo dindi te kenn mënu koo gàkkal donc xale yi ñoom ñoo wow bët rek ñoom ñoo dëgër bopp di dem seen yoonu bopp def yi fi xale ak li nga xamante ni moom mooy télévision yeeg internet bi tamit daf ci xaw a influencé bu baax a baax jamono bi ñu toll xale yi daanaka série yi ñuy seetaan ñi waxtaan nañ ko fii bu yàggul gis nga loolu rek lañ ciy joué
nekk xale yi nekk xale jigéen ñu nekk ak faram ci appartement nekk piscine di dund loo xam ne si nii daanaka dañuy révélo donc bu ñuy wax gis nga débat bi ñu doon def keroog yu mel nii rek moo tax daanaka ñu ci ñuy wax pour prévenir ñi nga xam ne si ni ñoom ñooy xale yi ak parents yi ñu leen di dundaloo ak ci série yi wala leen di ci film yi c'est pas une réalité. moo tax il faut que ñu gën a regarder di gën a waxtaan ak xale yi. waaw c'est-à-dire di vérifier seen i gestes seen i comportement seen i doxalin ñu gën a regarder ci lépp loo xam ne xale bi mi ngi koy def. jël téléphone waxuma ngeen jël téléphone yi mais di bàyyi xel ci téléphone yi ngay jox xale yi di waxtaan ak ñoom lu bëri di leen soññi. di leen ñaax je pense que loolu boo koy def lu bëri mën nga ci mucc. waaw surtout waxtaan bi am na solo bu baax a baax ñu leen di xamal que ni lii amul fiction la lii c'est pas une réalité li ñuy joué la nii rek après ñu koy joué dañu am seen vie boo xam ne si nii vie bu réel la lu ñuy dund. ñu bàyyi ci xel bu baax am na solo Moustapha xam naa ni bi mi may def signe moom du ñu may dara looy tàggatoo ñu yëkkati. waaw li may tàggatoo rek mooy encore une fois di ñaax képp koo xamante ne waajur ga ngay gën di waxtaan ak xale yi tamit di ñaaw njort. di ñaaw njort que muy góor que muy jigéen ngay ñaaw njort dafa am solo dafa baax. xale bi bu yàggee ci douche bi ñaawal njort boo leen gisee chaque jour ñoom ñaar ñi ngi ñett di ñaar di waxtaan ñaawal njort boo gisee xale bi fu mu toll mi ngi am lu muy def ak comportement bu am daaw ko am ñaawal njort kilifa day ñaaw njort je pense que boo ñaawee njort ci yu bëri dina ki dindi day dégg nag naan mère bi dafa sopp wala paa bi dafa sopp noonu la. il faut nga ñaaw njort di waxtaan ak xale yi aussi. di communiquer man je pense comme ni ma amee habitude di ko wax la communication c'est la respiration de tout système donc communiquons. donc il faut communiquer les gars mi ngi noonu Moustapha Mbaye laa ci àndaloon ak ci xam-xam bu sell bi. déedéet bu ndaw bi. non ça dit pertinence bi nga xam ne si nii am na ko ci idée ci argument yi ngay avancé nekk na lu am solo. te yaakaar naa loolu la ñuy soxla ci média donc éduquer la ni divertir et informer je pense que donc ñu ngi ciy bay suñu waar. yéen aussi ñuy seetaan Sunugal 24 di seetaan sunu émission yi nga xamante ni ñu ngi koy amal mën ngeen participer ci li nga xamante moom mooy commentaire yi ngeen wax seen xalaat parce que dañ koy soxla dañ koy gis dañ koy lire di ci bàyyi xel bu baax a baax donc dañ koy soxla bu leen ñu dee leen ñu bind lu bëree bëri bi gi jak sot moom moo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy technique bi réalisation beeg yu mel noonu di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp gi ba suba incha allah ak beneen actualité jàngeen jëf. ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yittewoo mën ngeen ñu jot ci 77 98 65 79 wala boog ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax